dibeer fukki fan ak juróom-ñeent si muharramatum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñett sa gàdday ga mbokk yi daleen ak jàmm si xibaar yi marax gi lu ci gën a fës di hôpital bi nga xam ne fa la ñuy fajee gone tout tànk yi di Albert Royer ki nga xam ne di kilifa hôpital ba nag di docteur Issa Tall Diop génn na ni tontu ginnaaw xibaar yi ak li nga xamante ne bii moo di nataal yooyu ngeen di seen mu wën leen geeg mbaali jokko ñi nga xam ne tout tànk ya fa nekk si nekk ñoŋul nag daan nañ génn weddi kaddu yu ni mel ne ñoom ñu ngi sa kaaraange ay kaddoom si njëlbeen xibaar yi ak Abdourahmane li mi teewoon si ndaje loolu yi nga xam ne doon na yëkkati yooyu les kaddu tout tànk yi si boppam jamono ji ak vacances yi nga xam ne moom la ñu nekkee it dañ ci def ab gëstu bu yaatu ànd ak ki nga xam ne moom Mayum Seynabou Babou ñu ngay jàngam pay ak li nga xam ne moo di kayak ànd ak seen i matinataires yi nga xamante ne bi duñ leen fayee ko dara lépp mooy jubluwaay gi di ñu nekk si vacances yoo xam ne dina ñoŋ te ñu mën si jàng dara Dakar dem dikk liggéeykat ya fa ñu ngay wéy di naqarlu bu baax li nga xamante ne bi moo di yorenu kër ga seen gis-gis njox ne dafa daal di sëngëm ñi nga xam ne liggéeykat yi gisuñu seen bopp si wàllu woowee wala ñuy woo njiitu réew mi président Macky Sall ngir mu àddu ci loolee article de la semaine ni ki gaaw gu jot ngir jeexal bi la jot seek Alaaji Malick Cissé mu fekk suñu naataango yi nga xam ne ñoo nekk si Sud Quotidien del si waat si li nga xamante ne bi moo di waame gi am si réewum Sénégal ak jafe-jafe yi nga xam ne jur nañ ko si ni ñu déclaré li nga xam ne moo di plan Orsec bi loolu yëpp nañ ko teewlu si xalima ki nga xam ne moo di Fatou Ndiaye mbokk yi li ma li nga xam ne moo gën a fës si biir la jotaay nees gis ñu def si faram fàcc. du ñàkk seetlu ngeen ko ay bés bi yëpp ab ay nataal yu wër leen ngeeg mbaali jokko yi am ñu si wax ne yorinu tutànk yi si hôpital Albert Royer jaaduwul te nekkuñu si jàmm ak kaaraange waral nag ki nga xamante ne bi moo di directeur sub hôpital bi di Issa Tall Diop génn ngir weddi yooyu les kàddu di xamle ñi nga xam ñoo di syndicaliste yi ubbeeku na ngir waxtaan ak ñoom bu fekkee ne dafa am lu naqari donte moom si boppam daan nañ nangu ne ay jafe-jafe am na ci li nga xamante ne bi moo di doxinu l'hôpital waaye nag ñi nga xam ñoo tutànk yi ñu ngi si kaaraange bu baax a baax jëli fekk woon nañu ko Abdourahmane Li ak Moussa Fall. Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer bu Fann ay coow moo tax directrice bi génn ngir wax mu génn ngir wax ni mbir yi demee mu ni muy ay xarab yu jugee si ñi fiy liggéey si seen bopp di wax si anam bi l'hôpital bi nekkee ñu jàpp ni du yoon ak it anam gi nga xamante ni noonu la ñuy dalalee ñi feebar ñoo ngir faj si. ñuy rassurer population sénégalaise di leen wax ni malade yi nekk hôpital Albert Royer ñoo ngi en sécurité. mu bëri fajukaay bu nekk ci chantier nguur gi daanaka génne na lu toll ci ñetti milliards suñu koppar jëm ci wàllu googu bu ñu sukkandikoo ci docteur Issa Tall Diop bu weesoo yenn privé yi ci li ñu leen di jàppale ci yenn équipement yu ñuy war a jënd ay salle yu ñuy war a créer wala mbir yu ni mel. léegi pavillon O nag boo fi duggee di nga xool am na côté droite am na côté gauche parce que bloc opératoire yooyu ñu bëggoon a def de façon provisoire fii lañ taamu woon biir pavillon O bi ni fii lañ koy def te xam ngeen bloc dafa am lu muy tëddee. léegi loolu nag dañ doon xaar suñuy technicien ñu jox ñu ay plan architectural bu baax pour ñu mën a continuer réaménager partie boobu. ci beneen wàll wi directrice waa ngi xam ne ni comprendre na bu baax ñi nga xamante ni dañoo génn surtout ngir laajte ngir ñu yokkal leen seeni prime muy mbir wu yomb te lijjanti ndax mbas mi. ndax ku doon xaar 300 malades nga dem ba am ñaar fukki malades ak juróom temps yi la tane ngay am ci téeméeru malade la nga gàddu woon yëpp mënoo ko gàddu. muy ay agent yu bëggoon a tëj ci bi ñetteelu yoon gannaaw bu ñu ko defee ñaari yoon. mbir wa nga xamante ni docteur Issa Tall Diop anu si benn yoon. il fallait ñu woo sécurité bi nga xam ne mooy gérer Sénégal pour ñu libérer buntu hôpital bi ak pour ñu bàyyi malade yi faju urgence. terewuñ ñu sitting terewuñ ñu grève alhamdulilah nag defe naa ni incha allah daañu déggoo ndax bu ñu waxtaanee rek dinañ juboo mardi owaat naa leen tàllalaat leen loxo ni leen nañ ñëw ñu waxtaan. ki nga xamante ni moo nekk ci boppu l'hôpital bi xam ne itam ni bërëbu fajukaay waa ngi dund ay jafe-jafe yu metti jëm ci wàllum archivage loolee waral ay dossiers médicaux yu bëri ñu dajale ko ci ay salle muy problème wa nga xamante ni ci lu yàggul dara ñu fàtte ko bu ñu sukkandikoo ci directrice bi gannaaw bu administration bi fase yéene wut sa benn salle wa nga xamante ni xeetu dossiers yi rekk ñoo fay nekk balaa ñoo jublu ci informatiser leen.
mu ngoog lali hôpital yi ay këyit tëdd sa ñi nga xam ne ñu ngi tëdd ñoom ay nit yi ñu tawat tey tëdd si l'hôpital yi ñi nga xam ne ñoo di seen i mbokk ñu gàntal leen li nga xam ne moo di visite yi yenn waxtu yi li ko waral nekk di mbasum coronavirus ak moytu li nga xam ne moo di wàllante gi am na ñoo xam ne ñaxtu nañ ko sa hôpital La Dantec la ñuy wutali ngir saytu ñi nga xamante ne bi ñu ngay ànd ak ñi nga xam ne ñoo di way tawat yi waaye am jafe-jafe yi dem nemmeeku ji leen xool gëstu bi nga xam ne dañ ci ànd ak ki nga xam ne moo di Ami Diouf. ngir moytu mbasum coronavirus visite yi ci biir l'hôpital yi ñu wàññi ko waaye bile décision gënalul ñi ñu fekk fii ci hôpital Le Dantec ay atam toll ci juróom-ñaar fukk ak lu teg waa ji nag li muy naqarlu mooy li mënta gis doomam te mu nekk ci biir hôpital bi. suma doom dafa feebar Popenguine ñu indi ko ci jàmm man yéeguma ko woon ñu téléphoné ma ñëw ma dugg ma wàcc fii pour dugg ma ne waa ji bon man suma doom dafa feebar nekkul feebarul fii Popenguine la feebar ambulance bi mu ngi yóbbu ko moom la bugg a dem pour gis ko mu ne ma du ma dugg c'est pas normal dégg nga moo ma naxari ji teguma ko bët su fekkee ne tam boobu bu ma bayoon ma teg ko bët. ñu war a xoolaat seen doxalin bu ñu sukkandikoo ci Ami Sagna moom nag waajuram bu jigéen moom moo war a amal opération. li waroon samay tànk sama yaay feebar ma ñëw war a remplacer ki fi nekk parce que kooku dafa dem sama rakk bu góor nekk fi ñu ne naa ñëw remplacer ki fi nekk parce que jigéen góor mënut a yor jigéen ñu war ko opérer mais nanguwuñu ma dugg même fi ñëwee ba tey maa ngi taxaw ñaan naa ba sonn mais nanguwuñu ma dugg ñi fi nekk ñi gis na ci buntu bi ñu ngi nii taxaw kenn duggul nanguñu kenn dugg expliqué naa ko lépp mais nanguwul gàtt bi daal nanguwul pour nga toog aar sa bopp aaraal ñu ne ci biir nga boo yoree malade aussi war nañu mën a bàyyi yow mi mu jur nga jege sa yaay mais ñëw naa expliqué naa ko loolu yëpp mais nanguwul corona dëgg la mais tamit waajur aussi bu nekkee ci biir doom ñëw wax la dama yaakaar ne war nga ko mën a bàyyi mu xool yaayam au moins mais nanguwoo mu dugg boobu ba tey maa ngi taxaw man gëj naa gis sama yaay. ndaw si nag li muy naqarlu mooy li mu jóge ba kër Mbay Fall ñëw te mënta dugg. dama indi woon añ dama jóge ba kër Mbay Fall indi waaye mënuma fee ba dugg nga ku jóge ba këram seeti malade gisoo ko loolu neexu sama sañu ma ñëw ba gis ko dem sama yoon. mesure bi ñu jël ko ci hôpitaux yi yëpp ngir aar ñu tawat ci mbasum coronavirus ak ñi nga xam ne ñoo di personnel de santé yi waaye bi leen dogal am ñenn ñoo xam ne neexu leen ñu ci mel ni visiteurs yi. Ami Diouf bu jógee bërëbu fajukaay yi wuti def ci géej gi ak tout tànk yi nga xam ne jamono ji ñu ngi si bër di force si ñoom ngir ñu jàng li nga xam ne moo di ak li nga xam ne moo di fay loole nag ñi nga xam ne ñu ngi leen ciy jàppale jubluwaay gi lenn la moo di fexe ba jamono ji ñu nekkee bër ñu am loo xam te ne bii dinañ ko si jàng ñu ànd si gëstu bi nga xam ne defal nañu ko ci Mame Seynabou Baba ak Mafal Fall. jeu de course ak yile vague waaye du lool moo leen fi indi li leen tax a jug nag mooy jàng nu ñuy féeyee ak jàng kayak balaa ñoo tàmbale yile cours am yenn matuwaay yu ñu wax jël pour xale yu ndaw yi. Cheikh di ki leen di jàngal bëgg lool lu mu def ci vacances yi nag nga xam ne xale yi defuñu ci dara dafiy profito ngir tàggat leen. Natation kayak jàngale leen triathlon biathlon yooyu yëpp dama leen koy jàngal 2 ans jëm kaw 2 ans ba jëm kaw xale yi 2 ans ba 2005 jëm kaw yi. donte liggéey bi am na ay risque teg si muy jàngal ay xale ki ci gën a ndaw am lu tolloog ñaari at moom mi nag taxul mu dellu benn yoon ginnaaw. vacances yi moom moment bi xam nga activité yi bëriwul si plage yi si kii si dëkk bi. moo tax dama ko def chaque jour temps bi ñu war a perte ci mbedd bi ñu ñëw perte ko ci ñëw def ko ci natation bi mais bu fekkee école ubbi na moom mercredi soir lañ koy def samedi dimanche yëpp matin. mu nekk liggéey boo xam ne dafa def te xaaxu ci dara juróomi yoon ci semaine bi. non 75% yëpp fay ñu ma parce que man ak ñoom seeni parents yi presque plus de 20 ans ñu ngi ànd di fay mais man maa ci nekk maître nageur
ak quelques gars yi ñeneen ñi ñoom ñu ngi si seeni métier mais de temps en temps dinañ ñëw jàpp si ñoom sax ñooy gën a jàpp ci liggéey waaw man moom maa leen ëpp temps moo tax la plupart man maay nekk ak xale yi. li nag di ab opportunité pour ndaw yi ñu am ay vacances yoo xam ne da leen di jàngal te am solo. daf ñuy jàngal ñu fee ñuy brasse di crawl di dóor ak papillon dañuy def comme bu ñu eggee nii ñu commencé ci fii nii terre bi ñu dem ba ci boule ba après ñu fee ñu wër boule bi après ñu continuer dem pont. dañuy jàngal fee ay yooyu yëpp ak joo yi yëpp dañu koy jàngal affaire yi neex na moom. vacances yi nag nekk na loo xam ne xale yi dañ ciy profité ngir jàng li nga xam ni moo di fay ak kayak ak yeneen ku nekk nag ak ni ngay def ngir say vacances ngir say vacances neex surtout xale yi nga xamante ne seen parents yi amuñu doole loolu ngir fayal leen yenn activités yi pour seeni vacances. Maam Seynou Ba boo ngi jóge géej ñu wutali Ndar géej du wax sa géej gi waaye wax si li nga xam ne moo di aéroport ba fa ak liggéey yi nga xamante ni bii mën nañ ko wéyandil ginnaaw li nga xam ne moo di wërngal ga ay kër teewoon liggéey ba daal di am daan nañ koy yaatal si fekk ki nga xam ne moo di Mamadou Alice Niang ak Mactar Seck. opération bi ñu jublu ci yëkkati ñi nekk ci boorub aéroport bu Saint-Louis tàmbali na tey ji ci ajuma ji ci teewaayu ki yore wàllub infrastructure aéroportuaire ci Sénégal ak préfet bu département bu Saint-Louis askan wi nga xamante ni nag liggéey yooyu laal na leen bu baax a baax ñu nag leen ci lu ëpp téeméeri njaboot ñoom ñëpp jot nañoo jot seeni ndàmpaay. lii su amuloon aéroport bi travaux yi du mun continuer. parce que war nañ def lu ñuy wax le balisage te balisage au niveau de la rampe d'approche tant que libéré wuñ kër yu si nekk rek day jafe pour que ñu mën a continuer liggéey bi ñuy rafetlu président de la république dogal bu mu jël pour que képp ku nga xam ne impacté nga rek waa ministère des finances et du budget ñu mun la fay lépp daal xayma neen ko si $1 milliard ak lu ëpp ñaar téeméeri millions. waxtaan ak tekk fu leer loolee nag moo tax ba opération bi nga xamante ni sumb nañ ko mu am te amul benn jafe-jafe bu am ci diggante askan wi ak autorité yi. li ci njëkk mooy ñu waxtaan ak ñoom d'abord li naan dialogue ak ñoom waxtaan ak ñoom expliquer leen ñu xam lay projet bi xool ku nekk li nga am ñu xayma ko biñ ko xaymaa ñu évaluer ko biñ defee évaluation bi pare ñu dem nag ce qu'on appelle session de conciliation maanaam commission bi day toog woo ki nga xam ne moom la intéressé la PAP la personne affectée par le projet nekk ko yow dem nañ sa place lii nga fa am ndax d'accord nga mu ne waaw lii ak lii nga fa am kat ñun buñ ko nattee lii ak lii la jur ci koppar ndax d'accord nga ñu ne waaw moom mu signé donc ñu nit ñu représenté état bi signé. ñu xayma ko ci lu tollook $23 milliards liggéey yëpp yeesalaat l'aéroport bu Ndar war naa jeex balaa ñuy jeexal atum 2021 bi ñu nekk. Alice Niang jógee Ndar wutali Tëngéej wax si lu jëm si wàllum politique ak ñi nga xam ne ñoo bootu si APR mel nag ñoom dañoo daal di tànnoon ki nga xam ne moo di Ismaïla Madior Fall bootu si ginnaawam waaye ki nga xam ne moo di coordinateur bu APR bu Tëngéej Nord moom nag àndu ci lu ni mel wala nag mu amuloon ab ndaje ne loolee ñu def moom nañ ko si kaccat ndaxte dugal si loxoom ñu teewlu si Aji Fatou Faye mi nga xam ne moom mooy jiite soxna ye foofu si APR Nord Rufisque ñu teewlu ay kàddoom si micro Babacar Seck. suñu waxtaan mooy dañu gis Abdou Salam Gueye suñu coordinateur Rufisque Nord def benn déclaration boo xam ne moom la engagé déclaration boobu def moom la engagé wul waa Nord te ñun Nord ñu ngi do fexe ñu responsable yëpp dajee pour waxtaan def discipline parti di xaar li nga xam ne moom la président Macky Sall wax ne na ñëpp toog déglu ma ñun ñu ngi ci loolu dynamique boobu la nekk di liggéey ci terrain bi di xool nan la ñu mën a jàppale nit ñi ñu inscrire ci liste yi loolu yëpp ñu di ko dox di xool ñi nga xam ne am nañ problème ci mbir mi ñu dem di leen seet di leen massawu di seet solution bu ñu trouvé ak ñoom loolu mooy suñu tànk ñuy dox loolu boobu ba tey bi ñu xëyee ñu am grande surprise boo xam ne gis nañ Abdou Salam muy am ku muy déclaré loolu mu wax nag ñun engagé wu parce que ñun discipline de parti la ñuy doxee les responsables authentiques de l'APR ñëpp a ngi nii taxaw bu Rufisque Nord ñëpp a ngi taxaw ñu xëy gis loolu ci télé bi moom la engagé parce que foofu waa Nord nekkuñu fa waa Nord ñi sama ginnaaw
les responsables ñu ngi nii jigéen ñi góor ñi ñu ngi nii taxaw sama ginnaaw moom man Fatou Faye ku ma xool gis ma xam ne ci wetu Abdou Salam Gueye nga ma daan gis may ànd ak moom liggéey ak moom mais lii mu def ànduñu ceeg moom tey ànduñu ceeg moom ëllëg ànduñu ceeg moom suba ànduñu ceeg moom gannaaw suba amuñu lenn nag lu ñuy contre ci Ismaïla mais moom li mu def contre nañ te ànduñu ceeg moom. ginnaaw coowal way politique yi ñu wutali ñi nga xam ñoo di syndicat ci liggéey sa Dakar Dem Dikk nag ñoom ñu ngi wéy di daral seen sàkkuteef ak jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi sa ak liggéeykat yi nga xamante ne bi nekk ñi ci jàmm seen yi kàddu ni yëkkati lu mel wala ñuy sàkku njiitu réew mi président Macky Sall ngir mu àddu si doxinu kër ga. Alioune Badara Konaté mooy ki nga xamante ne bi mooy jiite ñi nga xam ne ñoo di liggéeykat yi foofee sa Dakar Dem Dikk ñu teewlu ay kàddoom si micro Mamadou Lamine Fati. Dakar Dem Dikk comme ni leen ko bindalee si kayit bi dafa am des problèmes sérieux gis nañu ne wax nañu la chute vertigineuse de son parc avec ses dégâts collatéraux loolu mooy lan mooy que ni ñun tey transport la ñuy def te ginnaaw transport la ñuy def dafa war a am ay car tey ji gis nañu ay car dañoo manqué dañoo sooxe lu tax mu sooxe nag nee nañu car yi dafa tombé en panne te loolu yaakaar naa kenn ku nekk mën na si teg bët lu xew li ñu mën a def mooy il faut ñu yëkkati ko ni ñu koy yëkkatee mooy dañuy dem jënd ay pièces di kat mais à notre grande surprise ba ñuy xoolee pièces yi injecté ko si kaar yi partie bi fu mu newoon la nekk ba léegi jusqu'à présent jógul. gis nañu aussi ni dañoo am ay problème de reversement IPM reversement coopérative d'habitat reversement IPRES reversement caisse de sécurité sociale yooyu yëpp xaalis bu bare bare la li nga xamante ne mënta ñàkk mooy IPM parce que booy defar travailleur bi pour mu performant yow aussi en tant que travailleur en tant que liggéeykat bu feebaree da nga ko war a faj prestation familiale. le problème des 317 mi ngi fi dañoo am ay problème de papier au niveau de la caisse de sécurité sociale amul lu ci syndicat yi waxul wax nañu lépp def lépp mais jusqu'à présent dafay persister parce que c'est un problème d'argent. Donc ñu ngi interpeller encore une fois le président parce que loolu yëpp dañ ko dëxëñ ci benn plan global soumettre ko à l'État pour ñu def te comme noonu la demee aussi ñu demandons vraiment à l'État de sévir en conséquence par rapport à tout ça pour leur trouver un règlement meilleur parce que ça ne peut plus continuer. bawoo si réew mi wutali Rwanda Kigali foofee ngir nemmeeku ci doomi Sénégal ya fa bëri nañu lool luñ sukkandikoo si ki nga xamante ne bi moo di Doudou Sow di ambassadeur ba fa waaye nag ràññeeku na ci ki nga xamante ne bi moo di jaww mi nga xam ne moom am na fa toll si 20 fukki at ak juróom-benn ab tëgg la buy defar li nga xam ne moo di ay takkaay waaye nag nekk na fa ràññeeku goo xamante ne bi mën nañ ko ndax duppee li nga xam ne moo di ambassadeur réewum Sénégal foofee si diwaanu Kigali la dajeek moom Seeku Sëy. mu juddoo ak màggee Sénégal Ndiawo Diaw mi ngi Kigali depuis 1995 ginnaaw génocide bi ay at yi mu def fii mu daal di fi amal atelier bijouterie am ci quartier commercial bu capitalu Rwanda. bon bi fi ñëw dafa tombé ay circonstances donc fi nekkoon ak famille sama tante ak jëkkëram ñoom ñoo ma indi woon au Burundi depuis 1990 ñu nekkoon fay liggéey. ba 90 bon foofu aussi situation bi yàqu trop comme li xewoon bi Rwanda bëggoon faa am léegi après sa lañ jógee après guerre bi fii ñu toxu si fii ñun ñëpp Rwanda quoi. bijouterie yi nekk loo xamante ni dafa weesu passion am dafa juddu ci famille boo xamante ni lii mooy activité am. nekk sama wetu papa yu si jaw yal na suñu borom yokk ay leeram te da suuf si kawam. moo ma jàngal liggéey may dem di jàngi aussi école di jàngi alxuraan dem naa ba université def histoire et géographie ak anglais ak informatique même def naa ko après mais loolu yëpp te yàqul dara si sama jàng tëgg. di ab choix boo xamante ni moom mi lee regretté wu ko ndax ci jamono ji nga xam te nekkoon na Sénégal donte saa njàngam sori woon na waaye amuloon benn yaakaar. ñu ngi liggéey ñu ngi am jàmm nag. ci réew mi kenn sonalu ñu ci dara franchement li war suñ diggante ak état bi ñu ngi koy def respecté seen institution fay suñuy taxe nekk ak population bi aussi ci jàmm ju mat vraiment. natif Rufisque biile dëkk ci quartier bu ñuy woowee Ñaamarimbo moom modèle de développement
réew mi di Rwanda da koo neex te jàpp na ni Sénégal da cee war a copier. Rwanda yi d'abord dañ leen a yar si nangoo liggéey dañ leen a yar si respecter autorité dañ leen a yar si respecter seen bopp. su Rwanda boo gis fii boo si gis foog na ni adduna bi moom moo fi gën dañuy liggéey ba sonn nag 3h30 boo yaa ngi fi 3h30 jógal génn si mbedd mi nga xool malgré couvre-feu am na da nga leen gis ñu ngi commencé jóg dem di liggéey ba pare kenn amul benn Rwandais buy toog di xaar dara si keneen. ay atam tollu tey ci juróom benn fukk ak ñett Njaaw Jaaw mi ngi ak famille am ci Kigali mu am soxna boo xamante ne ci réew mi la dëkk ñu am ñetti bant moom mi sa tàmbali na def ay démarches ngir am nationalité rwandaise comme ni ko ay doomam amee. Seykou Seydi di ko jaajëfal di nekk foofu si diwaanu Rwanda ngir topp li nga xam ne moo di afro basket bi waaye nag topp li nga xam ne ñoo di doomi Sénégal yafa di wàllum tàggat yaram gu yaatu goo xam ne it dina si yëngu tàggat yaram ñu deg si ak li nga xam ne moo am di xalam demoon bay neex bumba dog Sénégal si li nga xam ne moo di coupe du monde beach soccer bay am foofu si diwaanu Russie Moscou daan nañuy toog si li nga xam ne moo di demi-finale di ginnaaw daanu gi nga xam ne daanu nañ ko si kanamu ñi nga xam ne ñoo di waa Japon juróomi bal si ñaar lañu daan ñoom ñi nga xamante ni bi ñoo di gayndey Sénégal yi si footballu tefes gi nga xam ne ràññeeku nañ ci lool ndax ñoo ñi nga xamante ni bi ñoo gën a ràññeeku si dendu Afrique waaye nag dem nañ ba si li nga xam ne moo di demi-finale ba di ay jàmbaar dëgg ñu daal di wëlbatiku si xelu mujj si jataay bi ak li nga xamante ni bi moo di gëstu ko kayitu bés bi Alaaji Malick Cissé dajak suñu naataango yi nga xam ne ñoo nekk si Sud Quotidien jël si wàllum ci lu yaatu nag si waamee gi nga xamante ni bi seen nañ ko si réewum Sénégal ak dekkilaat li nga xam ne moo di plan OSEC bi si xalima ki nga xamante ni bi moo di Fatou Ndiaye daan nay dellusiwaat nag si ñàkk déggoo wala ban ñàkk kàddu yu jub diggante jëwriñ yi nga xam ne moo yor wàllum collectivité territoriale ak directeur général ba ADM yooyu yëpp dellusiwaat na si gëstu bu yaatu bi nga xam ne dañ ci ànd ak El Hadji Malick Cissé ak Seydina Mbaye. gestion bi jëm ci wàllu mbënn mi fii ci Sénégal ORSEC dellusiwaat na muy plan national d'organisation des secours loolu la Sud Quotidien fësal ci xëtam bu njëkk bi le plan njiitu réew mi moo joxe ay instructions ngir ñu amal ko. voilà ORSEC lu tax ñu wax ko parce que daal di ci bindoon bind ci lu bari ci plan ORSEC bi ak xaalis bi ñu dégagé woon pour lutter contre inondation yi donc ren. ak plan d'urgence bi ñu jëloon à Kër Massar ñu yaakaaroon que ni duñu demaat bay tolluwaat di ñëwaat ci ay plan ORSEC mais gis nañu bi mu tawee te tawee xam nga demagul fenn ñu génnewaat plan ORSEC donc pour wane que ni defoon nañ ko daaw defaat nañ ko rek loolu tax ni ñu titre le plan ORSEC. ay dëkk yu bari ndox mi laal leen Dakar nekk point bu critique na soo xoolee ba xool ndox mi ci capitale bi la takkarnaase te waa ONAS di office national de l'assainissement du Sénégal naam sax ñu ngi ci terrain bi di def seen kéemtalaay kàttan mais mbir mi yomb. le commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers le général Mor Seck bi mu jëlee kàddu gi dafa wax ci ville yu bari yu am inondation mais nee nañ amul danger comme ni ko xale yi di waxee ñu ngi koy gérer mais Dakar moom moo am ay difficultés gouverneur bi tamit de la région de Dakar bi mu jëlee kàddu loolu la firndeel que ni am na ay points yoo xam ne ni vraiment. foofu moom xaw na jafe pour ñu évacuer ndox. ci département bu Kër Massar Omar Gueye ak Cheikh Issa Sall seen gis-gis bokkul naka noonu ADM ak direction du budget dañu xaajal. mën nañ ne réeroo wala ñu ne gis-gis bu wuute parce que fi mu jógee mooy benn 250 mètres bu nekk Kër Massar foofu li ci directeur de l'ADM Cheikh Issa Sall joxe comme solution parce que autorité yi nee nañ raccordement boobu ñu deful moo indi problème bu yëpp Kër Massar. nga xam ne pratiquement moom moo gën a sonn ci inondation yi mais kii dafa joxe ay solution temporaire Cheikh Issa Sall Omar Gueye ñëw ne ko loolu mënul fi dem parce que loolu mënul tax situation bi réglé mooy existé na entreprise bi peut-être am na machine bu mu waroon a am amu ko loolu mooy tax problème bi réglé wu donc ñoom ñaar bokkuñu gis-gis ci loolu nuñ ko war a réglé. ministre de l'intérieur wàcc ci terrain bi
nekk ca banlieue ngir xool bu baax a baax fan la mën mi toll mu nekkoon occasion tamit si Antoine Félix Diome mu lancé plan d'organisation des secours di ORSEC waaye boobu la visite yombul woon benn yoon si moom ndax askan ba fa yeewoo yooxu nañ ko. mën nañ ko comprendre parce que désespoir la crise de désespoir la parce que tamit soo ko xoolee sa bopp rek dund ak ndox neexul te ay zones yu mel ni Kër Massar yow soo fa demee tey reportage même loo nekk journaliste sa côté image day tax yow da ngay sentir que ni nit su fa tolloo lu nekk mën na ko def. waxtul nag autorité wàcc ci gox ñu koy yuuxoo loolu moom yaakaar naa ne gis-gis waru ko nangu mais tamit dañ koy comprendre daaw ak ren surtout maa ngi topp question inondation yi mais ñun luñ fa gis avant muy taw mu di que dispositif lu mu am doole xëy na mën na wàññi dégâts yi mais inondation yi li koy régler pour man beneen question la mooy aménagement bu baax ak xool nit ñuy dëkkaate parce que dafa tooy su tawul day tooy donc rawatina su tawee. ngook surtout xët yu site quotidien yooyu ñooy la flak bi la xibaar jaajëfal El Hadj Malick si sigga sup bés bi ñuy ànd ak moom ni ki gaaw gu jot si article de la semaine jaajëfal leen mbokk si teewlu bi lii moo yëkkati bi lu jotaay beneen jotaay 19h45 la doon si kàlla may nasaan ngeen ci ànd ak soxna Awa Diop seen xibaar yi di wéyandi si www.media.sn